te mu nekk une institution boo am doole si réew mi war nañ ko mën a topp ndaxte ñoo xam ne dañ leen fay xaalis bu tàkk pour ñu liggéeyal ñu bu ñu liggéeyee génnee seeni rapport yooyu war nañ ko mën a mettre sur la table war nañ ko mën a doxal war nañ ko mën a seetu bu baax a baax ñoo xam ne def nañ loo xam ne ni jaaduwul ñu woo leen ñu rendre compte parce que lépp lu ñuy luubal aussi bu fekkente ne am na alal réew mi la te alal réew mi ñëppoo ko bokk. ci fàttali atum 2015 la IGE mu jël siwal ab rapport ci altine ji nag mu siwal ay rapport yu soxal atum 2016 2017 2018 ba ci 2019 daal di koy jëbbal njiitu réew mi président de la république muy ay rapport yu waneeti ay njuuj njaaj yu bëri yu nu yoree alali réew mi. jaajëf Serigne Gueye suñu naataango ñi ngi am mbégte bu baax a baax ci élément boobu waaye itam di ci remercier le directeur de l'information Moustapha Diop incha allah ci ni mu ñu ko accepté ñu jëfandikoo ko macha allah ñu ciy bég baax ñu njëkkee waxtaan wi ak Bokar Ndiongo waaw Bokar rapport yi nga xamante ni IGE daf ko publier te mu gëjoon ko publier ci 2016 ci 2015 plutôt dégg nga ko ci élément bi ñu leen koy xaare at mu nekk. léegi li wax ji laaj bu njëkk bi mooy lan moo tax ñu lank bañ koo publier toog lu mat 4 ans après doog a ñëw publier ñu ay rapport te ci yooyu bi nga xamante ne ñu bari moom la ñu bëgg a am tee ko liir ko xam lu ci nekk dëgg-dëgg muy bu 2012 lan moo tax ñu bàyyi 4 ans après doog a publier et que bu 2012 boobu lan moo tax publier wala ñu ko bi ñuy publier. waaw merci beaucoup ci laaj bi man damay def d'abord historique u état bi d'abord parce que il faut comprendre que ni. IGE dafa mës a di fonctionner sous tous les régimes précédents et que mu nekk un corps de contrôle bu sérieux bu nekk ci état bi comme d'ailleurs tous les fonctionnaires di def liggéeyam donc di saytu ay agence ay direction ay ministères ci seeni doxalin mais ma jàpp ni régime yi fi jaar yépp IGE jot na épingler ay nit ci seen fonctionnement ci nit ñuy doxalee muy doon ay manquements. parce que tamit fu ñu ne rapport rek nañ wax aussi ci pré-rapport yi. parce que ñi nga xamante ni tamit wax nañu ne ci seeni doxalin. am nañu ay luubal am na ay manquements parce que man dama jàpp ni tamit. ay manquements la yu ci bëree bëri. waroon nga def lii defoo lii wala lii lan moo ko justifier ak lii ak lii ak lii. mu am aussi ay pré-rapport parce que ñi ñu ko wax jox nañ leen temps aussi pour que ñu justifier. mais ay li yéwén. ñoom li ñuy justifier bariwul lu ci nit ñi presse bi di insister ci ñoom lan lañ wax. parce que tamit bu ñu ne tël rek ñu ne damm na. parce que yàgg nañ fi wax ne rapport IGE condamné na nit fekk en réalité boo xoolee ni mu doxalee noonu la waroon doxalee. xëy na IGE dina ñëw ne nii ngeen waroon doxalee wala waru leen woon doxalee nii. loolu yëpp lu ko undu nañu dellu aussi ci volonté politique bi nga xam ne le président Sall am na ko. parce que bi muy jël réew mi li mu taxawee mooy. gestion bu transparente te aussi alalu réew mi ñu bañ ko fooyee mu jiital la patrie. donc loolu volonté politique la président mënul autorité képp nga xam ne jël na confiance am mu placé ko ci yow parce que aussi ñi yor direction yi wala ñi nga xamante ne dañu nekk ci yor alalu réew mi président mooy jël confiance mu placé ko ci ñoom. ñoom nag ñoo war a taxaw bi nga xamante ne. dinañu mériter confiance boobu. en quoi faisant. ñu def ay obligation de résultat ci li ñu leen laaj. mais aussi ñu moytandiku alalu réew mi. parce que alalu askan bi la ñëpp a ko bokk. waaye boo jëlee beneen ponk bi nga xam ne président taxaw na. mu ne képp ku nga xam ne yore nga institution publique bu mu mënti doon muy agence muy ministère. ñi nga xam ne ëpp na plus de 1 milliard nga def sa déclaration de patrimoine. ñu jóge foofu mu teg fi l'OFNAC. loolu yëpp volonté politique la pour wane ni. alalu askan bi duñ ko fooyee. léegi nag. tamit boo xoolee régime précédent yi nga xamante ne saa su ne dañ fi daan xëy di wax ay scandale ay détournement avéré loolu amoon na fi mais ay li yéwén président Macky Sall depuis mu nekk fi quand même loolu faral lañu koy ñaar di dégg que détournement yu fi am fii ci dëkk bi yu doon am précédemment wàññeeku na ak doole daanaka sax amatul rapport IGE nag dinañ ci wax ñi nga xamante ni par exemple dinañ leen épingler ci seen ay manquement parce que loolu yëpp dañ jàpp ni ay manquement la te lu mu laaj rek man jàpp naa ni président amu ci sentiment parce que aussi alalu askan bi la dina ci def li mu ci war a def li yowoon léegi nag 2012 la ñu waroon génnee ak 2000 la ñu waroon li génnee IGE ñëpp xam nañu ne corps de contrôle la bu nga xamante ni
calendrier du président moo leen koy fixé sax d'abord ñoom ñooy liggéey selon chaque année nan la ñuy liggéey ak lan la ñuy def. donc je pense que question boobu IGE moo war a répondre pourquoi génnewul rapport am. de telle année à telle année ak yooyu. macha allah volonté politique la bu njiitu réew mi am teg ci yenn corps de contrôle yi loolu moom macha allah dégg nañ ko nga wax ko waxaat ko mais volonté politique nit mën na ko am mais moom du moom mooy exécuter quoi yu bëri bëri daf koy délégué ñeneen ñu koy def pays dañ ko war a def mais est-ce que volonté boobu nga xam ne am na ko Bokar yow jàpp nga ne volonté la boo xam ne fii mu ne soppaliku na ci volonté bi mujj doon réalité ñu koy doxal ci fa ñu dogalee parce que aussi wax nga ko du régime bi bon mel nga ne sax ku bëgg a tudd yeneen régime te tuddoo ko que ay scandale bari na lu mu daan am bariwul tey lu ñu koy dégg ci loolu ma naa laa laaj na la xanaa da ngaa fàtte lu mel ne Prodac ak yeneen yoo xam ne aussi ay scandale la yoo xam ne mais mi ngi fi ba tey amul solution quoi jusqu'à présent wala boo xóotalu gu ñu enquêtes yi lañ bët yi pour mu jëm fenn loolu aussi laaj la boo xam ne dama la koy laaj c'est-à-dire ndax yow li ngay wax nii dëgg ne scandale dañ ko daan dégg bu njëkk bariwul tey dañ koy dégg et cetera est-ce que loolu wax la boo xam ne aussi dina méngoog li nga xam ne Sénégalais yi mooy seen gis-gis c'est-à-dire yow loolu sa gis-gis la nangul naa la ko mais est-ce que jàpp nga ne méngoo naa gis-gis Sénégalais yi. waaw yi ëpp bopp. gis-gis Sénégalais yi ëpp loolu xëy na bu ngeen defee enquête de sondage wala yooyu ñoo ko mën a déterminer. mais boo tuddee par exemple kaw Prodac. waaw IGF moo fa dem. waaw IGF moo fa dem. waaw te ku leen fa yabal. tutelle ba leen fa yabal. en l'occurrence le ministre de l'économie et des finances. ministère boobu moo leen yabal. ñu dem di caytu. donc ba léegi mooy li ma la wax rek mooy volonté politique bi fi nekk. nga xamante ni bëgg nañu transparence ci li ñuy def lépp mu leer. donc loolu bu ñu leen yabalee. ñu dem fa aussi. bu ñu defee seen rapport. ay li yoon lu ci gën a bëri. dañ koy aw ma dara nag contre presse bi mais presse bi dañuy jékki-jékki. dañ koy jëboon jiitu rek mu kii ko def ko place publique bi. ne ay li yoon détournement am na. wala lii am na wala lii am na lii am na lii am na. loolu démocratie la tamit. te loolu dañ leen koy nangul. te ma jàpp ni. président fi mu taxaw. mosu fa jóge bu avéré woon que ni loolu am na. defe naa ni dina activer. ñi nga xam ne ñoo ci war a jublu. pour que mu leer. waaw léegi nag moom wax na ko ci départ te ba léegi li mu waxoon. mais li nga waxoon jàpp nga dem ci mais ñun suñu problème ak son excellence le président Macky Sall mooy yi nga xam ne teg na ko mu doon ay corps de contrôle wala yi mu fi fekk sax lay wax. yépp boo ko jëlee rek en général day doon yoo xam ne ña ñu say atte day doon ñoo xam ne ci geneen wet la ñu nekk. ñii ñu àtte leen ñu génn Sénégal dem toog fa ñu toog doo xam lu leen fa téye man dugguma ci nag la leen fa téye lan la Karim Wade lu ko téye Qatar ak keneen ku mel ne Khalifa Sall gis nga ni nga xam ne nii moom la ñu toppee mbiram alors def ci Pastef boo xam ne dañ ko daan nga xam ne honorabilité am aussi kii nañ ko bu baax ba atteindre nañ ko daanaka koo wax léegi mu ne la voilà Khalifa moom il est séculé en fait ana ñi nga xam ne aussi dañuy ànd ak moom di leen di tudd ci yu mel noonu et que aussi li nga xam ne moo tëj Karim Wade génnee ko Sénégal mais du woon moom kese la kii ba moom sax mu ne am na ci yoo xam ne maa ci teg sama conc est-ce que ku mel noonu jàpp nga ne bu ñu jëlee ay rapport jox ko askan yi war nañoo mën a xaar ci moom mu amal ci benn suite bu am njëriñ. waaw xam nga askan bi bi ñu ko wóoloo ba dégg ko réew mi rek. waaw jàpp naa ni ñàkk wóolu di mënatul wóolu confiance mënul dépasser foofu. te ay li yowén li ñu ne dafa am yi nga xamante ni. moo ci teg tànkam loolu tamit je pense que ni. président doxalee noonu sax. moo ko wax de te i tamit waxuma dara mais li gën a li. teg concam mooy dëgg ci dossiers yi bañ ci kii. waaw mais li ma jàpp. li ci bëree bëri rapport yooyu kenn wanewu ko sax à travers la presse ne lii ak lii la. parce que dañu tudd rek ne ñii diw def na lii diw di def na lële diw def na lële. mais li wóor te wóor. moo di que ni. moom volonté politique bi mu am. te itamit moom du juge du magistrat. donc jàngu ko sax loi bi tamit mi ngi fi. te yi war a dem citoyens yi aussi am nañu droit dem porter plainte au niveau de l'OFNAC wala déposer fa ay dossiers ne diwkat nañu ko càmbar parce que lii c'est avéré. mais li nga xamante ne ci ay supputation la. parce que ba léegi. lu ci gën a bëri boo ko xoolee rapport yi ñuy wax diw lii ak lii ak lii kenn wanegul ay fait ne effectivement lii ak lii am na. bu ñu jëlee exemple yi gën a terre à terre dañ ne kii kat jënd na pneu bi. temps la ko jëndee ñenn ñi interpellé ne përe wala lu jar loolu léeg-léeg lii donc lu ci bëree bëri man dama jàpp ni aussi nañu nangu ni aussi li nga xam ne ki nga xam ne moo jiite réew mi aussi confiance bi sénégalais yi am ba mu yore réew mi jàpp naa ni
du ko salfaañe te jàpp naa ni aussi li mu waxoon ci kàddoom ne du protéger kenn mu créer OFNAC parce que OFNAC moom moo ko indi teg ko fi mu créer aussi li nga xamante ni mooy tax que ni képp ku nga xam ne yaa ngi gérer alal bu toll ni ci milliards et quelque nga def sa déclaration de patrimoine donc kooku am na volonté pour jaarale mbir yi ci yoon pour sàmm alalu askan bi d'abord professeur Cheikh Oumar waa Bokor day moom waa wax nga ko sànq sax di ko tooj naan ko yow moom vrai APR nga waaw couleur bi sax ay couleur APR. waaw d'accord mais léegi en fait lan mooy justifier ñu mën a jël ay rapport yoo xam ne dañ ko war di génne chaque année denc ko ba 4 ans après ñu jël rapport yi jékki-jékki génne ko noonu comme ça ba pare aussi mu am ci boo xam ne yow yaa ngi ko doon laaj sànq ku mel ni Thierno Alassane Sall mi ngi koy laaj nee na rapport bu 2012 bi moo ko intéressé c'est-à-dire boobu lan la làq lu tax ñu téye ko bañ ko génnee dañuy mën a xam lu ci nekk waaw jërëjëf Pape Maguette man kay damaa déglu sëñ Bokar sànq ba léegi damaa bëggoon ree sax xam nga quand on a un état bi nga xam ne ki ko jiite lépp lu mu waxoon daf koo war maanaam bu nee du ma faral kenn bu nee du ma nommer sama njaboot bu nee dinaa yemale ñëpp gestion bu transparente lay def gestion bu sobre lay def bu vertueuse yi mu waxoon yëpp gisuñu ko ci ay jëfam c'est normal sénégalais yi war a gën a tiit yaa ngi wax léegi ci rapport IGE man personnellement sax damaa gëmatul IGE très sincèrement waaye nag bu ñu xoolee ñeenti at professeur bokk na ci corps yi gën a kii ci réew mi de boo ko gëmul moom xaw ma ban corps ngay mën a doy xam nga corps boobu dañ ko créé woon pour mu nekk la crème de l'inspection dans une administration pour fàttali IGE ñaari yoon lañ mën a duggee ci biir IGE première bi mooy concours professionnel bi nga xam ne moom la nit yi doon duggee IGE pour nga dugg ci il faut nga nekk fonctionnaire hiérarchie A1 am au moins 10 ans d'expérience professionnelle mu nekk concours bu serré bi nga xam ne ku dul kàngam dëgg doo ci jaar n'est-ce pas ñoom Nafi Ngom Keïta ak noonu lañ jaaree donc mu am nag beneen deuxième bi nga xam ne li ñuy wax le tour extérieur maanaam loolu loi daf ko may président pour bu ñu toogee ay ñetti at ñeenti at kenn réussirul concours bi président mën a dem xool si borom xam-xam yi nekk si biir dëkk bi ci ay corps yu leer ay diplômes yu wér mu mën see jël pour dugal IGE Macky Sall bu mu yéegee au pouvoir 2013 ba tey ab concours amul il n'a pas besoin de concours ñëpp ñu dugg IGE moom moo leen copté di leen jël di leen intégré ci coobareem xam nga déjà ku bëgg lu leer bëgg lu transparent du def loolu mais François Collin Macky Sall copté wu ko foofu dir copté wu ko François Collin le fils de Jean Collin li mu Sénégal kay xam ne que loolu peut-être du si dugg mais dama bëgg wax rek ne respect dans IGE benn agent bu ci nekk il nous coûte entre 7 et 10 millions chaque mois moom la ñuy fay waa IGE ñu nekk à peu près ñoom ñaata xaw nañu bëri une quarantaine la ñu war a nekk il nous coûte entre 7 ba 10 millions chaque weer ku ci nekk ci ñoom kenn ku ci nekk ci ñoom salaire am n'est-ce pas il salaire de base bu plus de 5 millions plus ay indemnités de logement de 1 million il nous coûte très cher ci réew mu mel ni te Sénégal li ñuy produire man gisuma jeexitam dëgg ci biir réew mais pour ñëw sa question 4 ans président Macky Sall IGE génnewul rapport l'IGE est en violation par rapport à la loi l'article 9 de la loi bi nga xam ne la loi 2011 bi nga xam ne moo caractérisé IGE oblige l'IGE chaque année mu génne un rapport donc l'IGE moom mi di joxe leçon administration yi naan orthodoxie ak respect de la loi moom si moom elle ne respecte pas la loi fa laa njëkk a tàmbalee muy benn ñaareel ba IGE ñeenti at yi yëpp mu bloqué rapport yi xam nañu tax mu bloqué ko Pape Maguette 2016 2017 2019 c'est des années électorales ay année yoo xam dafa am élection Macky Sall ay nitam nekk ci nguur gi mu bañ ñu gàllankoor leen ndax xam na ni doxul lu jub fàttaliku leen 2017 lan la Macky Sall waxoon ci élection législative yi ak même élection locale jiitoon dafa doon képp ko gàññewul sa localité dama lay wàcce lii la waxoon DG ak ministre yi donc l'obligation de résultat bi ñu wax sànq léegi Macky joxul obligation résultat ay nitam obligation gagner élection leen jox seen localité te gagner élection Sénégal xam nañ ni dafa ànd ak génnee xaalis dafa ànd ak guerre kon dafa ànd ak sàcc c'est-à-dire kon les partisans de Macky Sall dafa mel ni Macky xam na ni gars yaa ngi sàcc foog mu suturaal leen ci biir sàcc googu léegi nag ñeenti at yëpp IGE téye rapport yi déjà violation la loi la yaa ngi wax nag rapport bu ma amal solo muy rapport 2012 waaw rapport boobu man dama ko jooy fu ne te du mën kese rapport boobu
lu tax mu spécial. njiitu nguur gi gouvernement demoon na ba menacé ne képp ku wax ci rapport boobu sax lay jàpp teg lay wóolu. ndax rapport bi elle est estampillé secret. kenn xamul lu ko génnee biir IGE. ndax ñoom génnewuñu ko. rapport boobu lu tax mu spécial nag. rapport boobu dossier Petro-Tim moo nekk ci biir rapport boobu. te dossier Petro-Tim boobu dafa takkal Macky Sall takkal. dinañ si dugg léegi xam naa ci waxtaan bi. incha allah Macky Sall dafa def lu ñuy wax haute trahison. moom Macky Sall ci biir dossier boobu. li mu def yëpp nañ ci dugg incha allah daal détail waaye nga xam ne rek. IGE comme OFNAC jamono bi ñu toll nii. Macky Sall mooy nommé ñu ko neex. moo nommé ñu ko neex biir IGE. comme nu 12 membres OFNAC yi Macky Sall mooy jël ko neex nommé ko. ki nga xam ne nag yaa nommé sa ay nit. teg leen duñ la porter préjudice te moom wax na ko. nee dafa am dossier yu bëri moom moo si teg la kudd. donc kon am na ñu mu faral. te xam na ay nitam lu ñu nekkee. donc lii nag dina tax corps de contrôle yi wax dëgg yàlla seen ay rapport dafa dem ba safatul dara ci nopp sénégalais suñu nee IGE wax na lu OFNAC wax na. waaw sëñ bi jong xanaa ma bàyyi la nga am loo kii ci li Cheikh Omar wax xam naa du ñàkk am na loo ci bëgg a ndax Macky Sall mooy jël ñu ko neex di leen dugal biir IGE ba mu ñëwee ba tey deful concours organisé wu ko loolu it di loo xam ne nii feeñ na ci biir professeur di wax ci waxam muy it loo xam ne xëy na sax ñu bari bari xamewuñu ko noonu waaye ndax jàpp nga ne loolu itam nduru nag ku bëgg a def lu jub waaw. xam nga dama jàpp ni professeur dafa fàtte ni président de la République aussi. mooy nommé aux emplois civils et militaires. ku neex. constitution bi moo ko jagleel. waaw donc boo ko refusé man daf muy xaw a jaaxal. te itamit ma jàpp ni. dans le même cadre. président am na droit mu nommé ay nit OFNAC. comme aussi mu nommé ay inspecteurs généraux. ci IGE. parce que wax nga ko concours bi c'est sélectif. très sélectif donc déjà wane nga ni ñi fa nekk c'est des gens de qualité. yaa ko wax. donc tey jii bu bëggee nga nangu ni corps de contrôle bu sérieux la ñi fa nekk c'est sélectif donc boo bëggee taxaw ne aussi nawloo ou bien respecté wuloo leen ou bien kii nga leen mooy xaw a jaaxal mais d'autre part yaa ngi wax ci seen rémunération du mu ci sore xaw ma montant bi nu mu mënte toll waaye jàpp naa ni ku ñu yebal nga dem di saytu ñu yor alal réew mi war nañ la mettre ci condition yoo xam ne guerre duñ la ko mën a def donc loolu tamit jàpp naa ni ak lu ñu mënte lu fayeeku nañ leen jox li nga xam ne dina leen permettre ñu bañ a subir yenn tentation yi ñu bañ leen a guerre loolu laa jàpp te nga wax aussi seen hiérarchie ci administration A1 donc ma jàpp ni ay la yéwén war nañu mën a am lu tolloog ñi ni mel président volonté politique la am dama ci dellu siwaat encore parce que aussi nañu jàpp ni régime yi fi passé liñ fi tudd ci ay scandale président traîné wul scandale boobu te itamit ñi mu placé confiance ci ñoom ak ci fu mu leen mënta teg ci réew mi aussi dama jàpp ni raison yi tax mu def ko raison yu objective la raison yi nga xamante ne pour au moins ñu sàmm li mu leen jox ñu def ci ay résultats parce que vision ak aussi ni muy liggéeyee tey ji ñi ko porté di ko liggéeyal ay obligations ay résultats lañ def donc boo xoolee ci PSE bi xoolee ci réalisation yi muy def boo xoolee ci li tax aussi sénégalais yi accordé waat ko confiance joxaat ko réew mi kooku da ngay xam ni mi ngi liggéey te balaa ñuy dem 2019 ci élection yi tolloon na fi Sénégal l'homme de la rue ki ci mbedd bi boo ko laajee daf lay ne Macky moom dafa sës liggéey lay def ku liggéeyul gars yi dugal la ci mbaam bi loolu tamit fekk nañ fii la ñu fekk donc tey rapport yi mënuñu ci basé mais ay li yéwén kaay leen réew maa ngi yàqu ñi ngi caxate àlalu réew mi loolu amu fi tamit wax li fi nekk rapport bi wax naa pré-rapport bi mooy kii nga xam ne tuumaal nañ ko ne nañu wala kii nga xam ne parce que IGE aussi nañu comprendre ni dinañ nekk ci direction wala ci ministère ay weer di saytu di xool di liggéey ak ñoom li ñuy def ak lu ñu deful di càmbar bu baax a baax donc bu ñu defee seen rapport ba pare ki nga xam ne moo leen dalal dinañ ko jox ne ko ay yëwan am lii lañ fi fekk nga justifié wu ba pare ñu jël li nga justifié ak li ñu def ñoom ñu jëbal ko lan lañu bind ñële lan lañu bind président moo ko xam
li tax topp ñu leen moo ko xam. donc ñun xamuñu ko nekkuñu ci biir bopp président. mais li ñu jàpp. moo di que ni président du jël alalu réew mi di ko caxat-caxatee te du seetaan ku koy def. bi muy créé OFNAC di ko teg boobu lu mu wax leer na. kii pour ñun la. ça veut dire que ni volonté baa ngi fi. léegi nag du ñu ne saaku pombiteer bi yëpp a baax. am na fi ñoo xam ne ñoo xam parce que seen moralité aussi loolu ñoom la engagé. te aussi buñ ci jalgatee li leen ciy fekk te xam nañ ko. donc man loolu laa jàpp. d'accord xanaa ñu nangul la li nga jàpp rek parce que tamit moom démocratie mooy loolu xam naa nag moom kan du ma ko dugal ci ay mbiri débat politique ak yooyu moom ndax artistes yi moom boo leen bëggee mettre mal à l'aise rek dugal leen ci yooyu bu defee da nga leen di indil problème yu bare bari ndax ñoom nit yi ñëpp lañu nit yi ñëpp lañu xam naa du ñàkk sax président di fansam ndax mbokku alpulaaram la te waaw du ñàkk président wala première dame di fansu kan waaw léegi kan incha allah ma ne la rek comment se porte la musique sénégalaise depuis ak li xew nii nga xam ne wax dëgg yàlla activités yi xam naa bu tàmbalee aussi du loolu ndax tukki yi ngeen di war di def ak sortie yeeg yooyu moom wóor na fi ne nii léppay taxaw. waaw dañuy tàmbalee rek ci sant yàlla di wax tamit alhamdulilah parce que nattu la bi nga xam ne je pense que yàlla moo ko wàcce et que du ñun rek la impacté donc je pense que monde entier la impacté amul musicien bi amul ku mu mënti doon coronavirus xaw na la téye ñun nag ay artistes sénégalais lañ et depuis Covid-19 ba mu commencé ba tey amatuñu benn activité bu ñu def digg yàlla dañu carrément dañu bloqué mais nag n'empêche que parfois dañuy doxantu dem studio xool lu ñu war a liggéey ñu liggéey ko au cas où parce que pour man waruñu mën a croiser les bras rek bañ a def dara aussi et on dit alhamdulillah parce que mënoon na gën a metti et là ñu ngi jëm a xool aussi comment on peut nan leen mën a démarrer waat suñuy activité ba nga xam ne bon ñu respecter aussi les mesures barrières parce que c'est très important aussi xool fi ñu koy defee yu yëpp am na solo ba nga xam ne daal kuy ñëw da nga tu seras rassuré incha allah macha allah bu ko defee kon ñu laaj Serigne Aliou mu tegal ñu suñu vox pop boobu seet askan wi tam lan lañ xalaat ci kii rapport yu ISE yi bu ñu noppee kon bu sa waay waajalaat muy kan Diallo incha allah ñu jàll ci beneen prestation boo xam ne dina ko def bu soobee yàlla. yaakaaruma tey mu aboutir fenn parce que fii Sénégal gis nañ fi pas mal de rapports yoo xam ne mu ngi épingler ay nit ñoo xam ne dañuy def ay détournement de fonds ay détournement milliards mais du mujj fenn bi ci mujj rek mooy bu ISE bi yaa ngi dégg ne ñu ngi waroon commander ay 80 et quelques autos finalement ñu ngi commandé 800 et quelques autos dans un pays boo xam ne comme le Sénégal jeunesse bi tey ñu ngi jàng ba noppi di sommer. rapport yi du mujj fenn parce que def nañu ko fi defaat ko fi te mujjul fenn kon donc lu ñu mën a gëm mooy rapport yi du mujj fenn. à mon avis mon humble avis je pense que IGE amul sax sens parce que N et N rapports ont été divulgués il y a jamais eu de suite donc je pense que c'est à la population de prendre ses responsabilités parce que loolu la fi am état bi on leur a fait confiance on a voté pour eux pour changer li fi nekkoon et apparemment on s'est rendu compte que c'est de mal en pire donc ñun ñooy sénégalais yi IGE dañu sonal bopp ñoom seen nit a fa nekk même s'il y a certains bonnes volontés qui sont là-bas on perd notre temps dañuy sonal suñu bopp. du mujj fenn Sénégal dafa nekk réew moo xam ni fu mu nekk nii tànk yi mu jël nii ñëpp a jaaxle. nañu xam ni askan bi moo leen fi teg te askan bi leen fi teg nag dañoo war a dox ci seen i waaw jëm leen dimbali jëm a tabax beneen Sénégal bu bokkul Sénégal bi fi nekkoon dem ab barki dem parce que adduna moo toll foofu. dañoo war a xool ni nga xam ne moo li jaadu ñu def ko bu ko defee Sénégal mën a jëm kanam. parce que ay rapport nee naa la jiitu na ko ci mujj fenn fii amuñ procureur de la république procureur APR lañ am mais ñun procureur bi fi nekkalu fi askan wi Macky Sall la fi nekkal ak waa APR. xam naa ñu def ci appréciation bu gàtt rek laata ñuy bàyyi kan mu am lu mu def Bokar amuñu procureur de la république procureur APR lañu am. rapport yi du mujj fenn yàgg nañ koo génne yu mel moo tax ma la doon laaj sànq ne la ndax yow jàpp nga ne li nga xalaat méngoo ak li askan wi xalaat mën na bañ a doon benn ndax yow APR nga bokk ñoom tam dañuy wax comme citoyen lambda mais lii boo déggee appréciation bi ci ñëpp man koo am ci biir Vox Pop bi suñu naataangoo Serigne ngay defal ñu ban sentiment ngay am yow
sentiment bi may njëkk a am rek mooy damay comprendre li ñuy wax parce que dañu xamul ni aussi ñi ñuy épinglé ñoom itamit am nañu droit ñu wax mais frustration am na. boo xëyee dégg ñu ni tëll damm na amoo renseignement yi éléments yëpp amuloo ko munoo lu dul réagir noonu te ak aussi ban question lañ leen laaj lan la ñu tontu loolu rek la am lu may wax ban question lañ leen laaj lan lañ tontu professeur yow moom xam naa du jar nga ci kii de ñu bàyyi kan rek mu am lu mu def ñu jàll ci beneen rubrique wala beneen point incha allah. man sonn naa dama bëgg liggéey man sonn naa dama bëgg liggéey liggéey laa bëgg man sonn naa dama bëgg man sonn naa dama bëgg liggéey liggéey laa bëgg lu ma am jël moom lay suturoo lu ma am jël moom lay suturoo macha allah. thank you merci. am mbégte mu yaatu. macha allah tey moom porte parole lu génération la xam nga liggéey nag moom fi mu ne nii bokk na ci li gën a jafe ci Sénégal voilà. du ñu ne nag jiite réew mi defu ci dara en tout cas diggoon ci nombre boo xam ne at mu ne na ko def na ko defu ko nag loolu moom en tout cas ñu bàyyi ku ne apprécier boppam. en tout cas ci noonu ñu fas yéene jàll ci beneen xeetu rubrique bi la yoon muy ça m'énerve professeur xam nga ko. dañuy njëkkee ci moom mi ñu jeexalee muy Kane Diallo bu ko defee kan buñ ko laajoon guddi yi lan moo ko gën a metti ci Sénégal loo xam ne bu ko gisee rek mu énervé ko wala lu ko gën a dérangé bokk sam ñoo xam ne bëgguñu baatu énervé buñ la ko laajoon bu dee benn lan la. waaw lu am solo. laaj nga ma lu am solo. loo xam ne je pense que mooy feebaru Sénégal. et je pense que su ma ko waxee aussi ku si nekk bu demee ba ci këram bu xalaatee. non dina ne vraiment mooy suñu feebar. mooy incivisme. incivisme ak indiscipline.
dëgg yàlla nañ ko wax ñu jéggal ma tamit ci terme bi ma wax muy indiscipline mais Sénégal nekk na réew moo xam ne réew mbeddum buur la wala lépp lu ma def rek maanaam du ñu nangu di jël suñu ay responsabilité ci yenn yu bëri nekk na loo xam ne wax dëgg yàlla man daf may metti na ma lool parce que je pense que pour mu développer il faut vraiment nit ñi am benn comportement boo xam ne bu am solo comportement boo xam ne comportement d'un bon civique c'est très important et je pense que loolu moom bokk nañ ci li nga xam ne vraiment waaw li ma metti ci réew mi waaw loolu de moom jar na metti ñi fi toog wax ko sax dañu bëri incivisme indiscipline Bokar je pense que ni kan Diallo wax na ko wala yéen a bokk kii bon ñëpp ay citoyens lañu te aussi dafa wone rek bëgg bi mu am pour que réew mi développé parce que fi mu daanelee moo di que ni jàpp na ni mënuñu am développement sans éducation dans l'indiscipline ak aussi dans l'incivisme parce que ñaari ponk yu am solo la wax parce que indiscipline mooy nit ki tàggatu ci yaru d'abord moom mën boppam te xam ni réew ñëpp la ñëpp a ko bokk te ñi nga xamante ni ñoo jagleel wàllum kilifteef ñu jox leen seeni gëdd parce que tey jii plus que jamais wàllum indiscipline ci réew mi lu ñu mën a ñaawlu la lu nga xam dañ koy kenn du ko rafetlu parce que ñu ngi nekk ci mbas mi di Covid bi ñu gis benn xeet comportement bi nga xam ne sénégalais yi ndaw yi en général taxawee nañ ko te loolu tamit mënul jëmale réew mi kanam wàllu incivisme nag mooy nga xàmmee sa réew xàmmee ni yow en tant que citoyen da nga ci am wàll da nga am taxawaay bi nga xam ne da nga war a taxawee mooy sa entourage immédiat respecté ko mooy lépp li nga xamante ni nguur gee ko fi teg ak lépp li nga xamante ni ñëpp a ko bokk lépp li nga xamante ni askan bi moo ko moom njëriñu askan bi la respecté ko parce que président lancé na fi 0 déchet yooyu yëpp ay état de civisme poussé ko ci citoyenneté ñu xam ni nit ñi xam ni seen gox seen béyu dëkkuwaay dañ ko war a sàmm dañ ko war a aar parce que lépp ci loolu lay déparé parce que dëkku tubaab yi jàpp naa ni sénégalais bu njëkk a génn wala africain bu njëkk a génn li ngay njëkk a noté ci dëkk yi nga xam ne dañu am koom-koom da ngay jàpp ni dañoo yaru da ngay jàpp ni dañoo set parce que aussi di nga dégg ñu ne la bi ma demee bitim réew mbedd yi doo ci gis sax këyit wala kii buy taxawaalu yooyu ay état d'esprit la yoo xam ne mooy mën a développer réew te loolu ñun dañ ko war a def parce que à l'image du président Macky Sall parce que le président Macky Sall boo ko xoolee xam ni fu am yar la parce que kenn mosu ko dégg mu wax ju ñaaw kenn mosu ko gis aussi mu comporté wu li nga xam ne bu ci exemple bu ci jeunesse bi jëlee exemple wala nit ñi buñ ci jëlee exemple dinañ ne cim parce que kenn mosu ko dégg mu wax ju kawe wala mu taxaw bu nga xamante ne dañ koy ñaawlu au contraire sax fierté la ci exemple la aussi ci réew mi parce que réew dina toll fu nga xamante ne citoyens ñoo koy defar et surtout la frange jeune d'accord moom venant de lui bu ñu ko déggee dañ koy rafetlu xam ni ñoom dañoo war a nekk porteuru valeur yooyu parce que valeur yooyu moo mën a développer réew mi parce que civisme boo ko defee di nga fonk sa liggéey discipline boo ko defee di nga fonk sa liggéey te aussi di nga fonk fi nga nekk donc loolu dañ koy rafetlu merci wax na nag aussi ci wàllu dama bëgg a liggéey way bi mu way mu am sens trop ma jàpp ni tey ji président lu ko ñor la muy emploi wu jeunes yi à travers DER bi nga xam ne teg na ko fi te yaa ngi borosaale emploi yi président créé na fi 491 000 emplois ci 5 ans yi te itamit tey jii mi ngi pousser les jeunes vers l'entrepreneuriat te aussi di leen pousser vers l'agriculture yooyu yëpp aussi dama jàpp ni tey yooyu moo mën a defar réew mi
te mu xam pour di rappeler aussi que président préoccupation jeunesse bi kooku tamit daf ko def li nga xam ne moom lay xeex pour mandat bi surtout bii di ñëw ci encore pour que mu jagleel leen ko jàppale leen ci d'accord mandat bii di ñëw day moo ma ci xaw a jaaxal parce que man dama bokk ci ñi jàpp ne xëy na mandat yi jeex na loolu nag du sama mbir waaw bi ñu nekk d'accord waxal ci mandat bi ñu nekk macha allah ci bi ñu nekk bu ko defee kon ñu tëj loolu professeur waaw bu ñu tëjee loolu nag am fas yéene ñëwaat ci deuxième thème bi waxtaanee li nga xam ne nii moom mooy kon lu jëm ci bi scandale BBC boobu xam nga loolu fii lañu fekk ñun ñëpp diggante daaw ak ren la mais mbir mi itam li nga xam ne nii moom la ci juge wax li ci ne mooy ñaar faaw beneen réquisitoire am wala rek ñu jël mbir mu am noo lieu te itam moom amul dara loo xam ne mi ngi koy reproché Aliou Sall le frère du président de la République Macky Sall voilà Momar ndax jàpp nga ne scandale yi toll noonu bu toll noonu scène bu toll noonu voilà du ma ne bu mag la du ma ne bu ndaw la en tout cas daal ay jàmbar lañ ci waar yi def documentaire bu toll noonu daj ci liñ ci daj mu ñëw fii Sénégal ñëpp dugal ko rek ci casu ci mbiri politique la ak dañ leen a instrumentaliser ak nangam ak nangam mais ku ne xam ne ni BBC duut scène boo xam ne nii bu ñuy instrumentaliser la alors mbir mi daaw ak ren mi ngi bëgg a tàbbi géej ndax yow Bokar jàpp nga ne liñ ci wax ci milliards donte dafa laaloon sax njiitu réew mi am personne mën waxuma sax rakam war naa mën a tabbee géej noonu comme ça d'abord li nga wax ci BBC laay rebondir. waaw man dama jàpp ni aussi investigation ak journalisme aussi dañ koy basé ci ay faits. tout à fait. te aussi partie yëpp la ñu waroon a déglu. tout à fait version Aliou Sall man awma ko ci mbir mi. BBC bi muy def ses investigations. bi fi journaliste bi nekkee. ay li yéwén. gisuñu benn yoon fi nga xam ne dem na ci Aliou Sall mu wax ak moom. mais wax nañ ne Aliou Sall bokkoon nga baal ma rek wax nañ ne moom contacté nañ ko plusieurs fois pour mu wax. mais moom moo bañ ne amul lu mu ciy wax. waaw loolu nag du ma ko dëggal ne dëgg la waaye wax nañ ne contacté nañ ko plusieurs fois pour mu wax waaye moom da ne amul lu muy wax ci mbir mi. mu ngi si site bi sax man du ma ko dëggal mu ngi si site BBC. ñoom ñëpp responsable politique yi fi nekkoon yëpp dañoo bañ prononcé wu. mais en fin de compte même le rapport de l'avocat de Aliou Sall. 17 pages. BBC jël na ko def ko si biir site am. léegi kon jàppoo ne moom coupable na moom foofu. léegi man tuba juge jànguma droit sax. bay juge ne coupable na wala coupable léegi bu loolu weesoo. nañu xool ci li nga xamante ni aussi. moo di que ni Aliou Sall bi ñu ko convoqué aussi di ko entendre. entendre nañ ko. comme tout un chacun ñi ci doon wax yëpp. am na ñoo xam ne sax dañoo daw demuñu. donc man dama jàpp ni aussi. ak lépp lu mu munti doon. nañu may présomption d'innocence ñenn ñi nga xam ne aussi dañ nekk fi ñu nekk. parce que tamit ay li yéwén yàggul. bu ñu ko suivre rek waxaat nañ fi ci lu mel noonu. au contraire sax dañu disculper Aliou Sall. ci net bi am na ci net bi. ñu ne journaliste britannique yi revenir nañ ci lii ak lii ak lii. mais loolu yëpp duñ ci sore parce que aussi amuñu ay faits wala ay preuves ñu mën a wane lii ak lii. ñun ay patriotes lañu. alalu réew mi duñu ànd ak kenn ku nga xam ne daf koy caxat-caxate wala duñ ci d'accord. parce que loolu jaraluñ moo man personnellement. may toog fii ci plateau. di défendre nga xam ne dafa def loolu. mais li ma jàpp tey moo di que ni. ñii di wax yëpp génneeguñu ba léegi benn preuve bu wane ne lii luubal na ko. muy wane ne te liñ ci tudd ci milliards. ay li yéwén quand même dañ sérieux tuuti. loolu fan la ko mën a jëlee ak loolu naka la mën a nekk. xanaa sax kii prospection pétrole ci wàllu prospection. bi ñuy def montant bi ñu ci tudd sax. prospecté wul. ñun ñëpp jàng nañu quand même. te on se documente. dañuy suivre l'actualité dañuy suivre les faits. donc loolu laa jàpp. naka la ñuy ne par exemple lii pot bii nekk fii lekk nañ ci valeur u 10 millions alors que kii jarul 2000 francs exemple rek lay joxe. donc phase u pétrole am na prospection am na exploration. yooyu yëpp am na ko. mais contrat yi nga xamante ni. ak ci wàllu pétrole yi nga xamante ni dara génnagu fi. ñu ngi nekk déjà ci prospection nan lañ koy jaayee njëg bu nga xamante ni exploité guñu ko sax. loo xam ne xel da koy nangu tamit. am na beaucoup de controverses ci affaire bi mais ma jàpp ni tey le président Macky Sall en tant que géologue. ak aussi li mu ci def te aussi nañ ko. jagleel paternité li nga xamante ni moom moo def prospection yi bi mu nekkee Petrosen. le président Macky Sall dara umbu ko si. donc tey bu amee sénégalais yi war a mën a wax. ci pétrole
le président Macky Sall war na bokk ci njëkk. parce que mu doon loo xam ne da ko jàng. liggéeyam la mu doon loo xam ne liggéeyam la. te yàlla jagleel ko aussi mu nekk président tey ji mu war a fekkee sax fi nga xam ne dañuy exploiter pétrole bi déjà en 2022. ñu ci yàlla yóbbu. donc ma jàpp ni kàddoom war na ci doy. léegi nag bu fekkente ni Sénégal dafa am ñoo xam ne ay experts lañu en tout. ñoo xam ne maag ñoom a yam. bu ñu xëyee am seen benn document fii wala woo benn nit fële. ki nga xam ne ay noonu nguur gi lañu ay noonu Macky Sall lañu. ñu wax loolu leen lu ñu bëgg ñu dégg ko. ñu daan ne ay ni yéwén indi scandale loolu tamit dama jàpp ni tey bokkul sax ci civisme. parce que tey nit ñi yeewu nañu yeewu gu nga xamante ni aussi waruñu dugg ci yenn détails yi nga xamante ni ñi koy def dañuy gàkkal wala dañuy salfaañe di nga dégg nit di tooñ naan man samay 400 000. dañuy saboter en réalité parce que xam nañu ne quand même loolu man lu ma ci wax. waaw professeur Cheikh Oumar. waaw bon yow consultant que du ma la mën a poser la même question que moom mais ndax jàpp nga ni rek. ni ko Bokar waxee c'est-à-dire dafa doon loo xam ne kon enquêteurs yi am na ñu woo am nañu daw ba ñu wuy ji ñu am nañu wuy ji bi ñu dégloo mbir mi seet nañ seet daal xam ne amul benn charge boo xam ne war nañ koo mën a kii contre Aliou Sall ak ñi newoon ci mbir mi yëpp. ba sax mbir mi ñu wax ne juge bi ñaari possibilité rek la am beneen réquisitoire rek wala mu am non-lieu total pour Aliou Sall mais dinaa la ko laaj nag donte bëgguma la ko laaj mais ndax jàpp nga ni lii war naa mën a rek nag tabbi géej nii comme ça ci ay milliards yoo xam ne wax nañ ko nga gam-gamle ko ak lu mel ni mbiru Khalifa Ababacar Sall. ak Karim Wade te ñooñu pourtant dañ leen a topp ba ñuy génn réew mi. ñii ñu tëj leen seen honorabilité ñu atteindre ko. ba daanaka mënatuñoo dox fenn kon lii ndax war naa mën a tabbi géej nii comme ça parce que rakki njiitu réew mi moo ci. par rapport ak njiitu réew bi ñu am. nga xam ne chef de gang la. lii day tabbi ci nen. lu tax ma dafay tabbi ci nen. rapport bi nga xam ne moo jàpp moo réglé problème mu British Petroleum ak Frank Timis ak Aliou Sall muy rapport 2012 IGE. président daf ko nag bañ mu génn boobu ba léegi. ñaar président dem na julli korité grande mosquée. taxaw setal rakkam ne sama rakk deful dara dafa nekk sama rakk rek moo tax ñu topp ko sonal ko. ñetteel ba procureur ba muy woote sax pour appel à témoin sax appel cinéma la def ay jàkka jaa ngi noonu ku mën a ñëwal noddu c'est que mbiri foo la nga xam ni. fas yéene déjà setal Aliou Sall. mu mel ne Clédor demoon na suñu. moom demal waa ji moom mu demoon ñu bëri demal seen bopp léegi nag pour revenir à li nga wax ci BBC. waaw man damay am jaaxle déjà par rapport ak sama sëriñ li mu wax nii parce que li mu wax daal. dafa xaw a doy waar. mbiru BBC mbiru Aliou Sall du BBC moo ñu ko xamal ñun. maanaam du lu bees du gulet. wax na nee na BBC dañoo déglu kese opposition BBC Sénégal moomu ko opposition moomu ko. ba muy def investigation am wax dëgg yàlla. ñu nekk ci pétrole bi am nañ ay action ci biir BBC aussi. waaw dinaa si ñëw moom laa bëgg ñëw léegi dama bëgg wax ne. donc aussi ñun dañu see wax ba. dans le balaa journalisme BBC di aussi ci wax bu ñu fàtte ni am na ay groupe de presse yoo xamante ni. waaw am na ay actionnaires yoo xamante ni aussi ñu ngi ci. maa ngi ñëw dégg nga Pape Maguette. dama ne ñun déjà man dafa bokk si li may mettitlu. lu tax sénégalais yi approprié wu dossier bi ginnaaw ba ko BBC waxee ba pare kese. Mout Bane wax na ci bien avant BBC. dégluwuñu ko. Birahim Seck bu Forum Civil def na plainte sax yóbbu ko OFNAC dégluwuñu ko Baba Aïdara def na ci ay live dégluwuñu ko groupe Petro-Tim Monde bu ñoom Cheikh Sadibou Kébé États-Unis def nañ ci ay live yi xam ne man sama bopp bokk naa ci live yooyu Clédor Sène def na ci liggéey bu mucc ayib ci wax kenn déglu ko BBC soog ci wax nag sénégalais soog ko approprié déjà ma loolu laay njëkk mettitlu maanaam la vérité elle sonne toujours blanche foo mu jógee ci tubaab bi pour sénégalais soog ko nangu pour revenir à la question mais lii lii amul scandale bu ko gën a grave ci àdduna lu tax ma wax loolu président bi xam parce que man li mu wax dafa am solo lu mu wax dëgg la de Macky Sall géologue la bu jàng pétrole yamu ci Macky Sall liggéey Petrosen direction bu yor banque de données yi xam ne ñuy gérer lan moo Macky Sall dirigé na ko jóge fa diriger Petrosen ci yow nekk directeur jóge fa nekk ministre de l'énergie di diriger lépp li nga xam ne moo laal suñu hydrocarbures yamu ca mu nekk premier ministre maanaam Macky Sall de fond en comble sur toute la chaîne maanaam xaw ma ko gën a maîtriser kon mbir mi moom wax dëgg yàlla donc su amee ay luubal yu am ci mbir moomu lii délit d'initié la maanaam yëfi tayeef la moo ko tayee ma fàttali li tax may rapport 2012 boobu dafa am solo Macky Sall ba mu yéegee au pouvoir en 2012 li mu njëkk def ba mu prêter serment avril dafa demandé waa IGE leen dem leen ngeen saytul ma contrat bi nga xam ne Frank Timis négocier na ko ba am ko ci wàllu pétrole Sénégal IGE def inspection ba ñu defee inspection bi gis nañ ni Frank Timis yelloowul ñu koy jox contrat pour deux raisons suñu code pétrolier dafa wax ci article 8 am ne pour nga am droit am
contrat. il faut nga justifier sa ay capacité technico-financière maanaam da ngay war a déjà am nga kattan boo mën a extraire pétrole parce que pétrole nag extraire ko du caaxaan. pétrole bi nga xam ne dafay nekk biir géej à plus de 5 kilomètres. ci biir ndox bi. lii ko am matériel mënoo ko génnee. ñaar foog nga am alal bu wane ni man mën naa exploiter loolu. Frank Timis ñaar yëpp amutoon benn. maanaam Petrosen seen comité sax Mamadou Faye seen DG moo ko wax li may wax ni c'est officiel. il ne réunissait pas les conditions pour ñu war ko mën a jox contrat. pourtant Macky Sall xam na loolu. IGE ne ko ñun d'accord ñu nga jox ko parce que kii war koo am amul compétence bi et puis entreprise bu bees sax Timis mu ngi ko créé en 2012. entreprise am moom Timis Corporation mu ngi ko créé en 2012. donc ñu ko kii waroo ko jox contrat. Macky Sall jël waxu IGE teg ko na li jël décret en mai et juin décret 2012 596 décret 2012 597. jël décret d'approbation jox lépp Frank Timis moo tax man la lii délit d'initié la. maanaam man du ma wax sax Aliou Sall. algam moo nekk ci ginnaaw ndax Aliou Sall xamul dara ci pétrole. Aliou Sall amul xam-xam ci pétrole. donc suñu waxee kon waxu Aliou Sall c'est le frère qui est derrière waaye bugg cee taq. di signalaate. léegi nag lu tax may mbir bi c'est grave. mais enquête BBC bi c'est des documents yoo xam ne. des documents yi c'est perceptible lii du secret. Frank Timis son trust bi mu créé woon. bi nga xam ne pour lubal xaalis la. di c'est connu adduna bi yëpp di nekkul lu bees. donc ni mu jegee président africain yi. Sierra Leone Burkina Sénégal. voyou c'est un délinquant la bi nga xam ne su Sénégal sérieux woon sax waruñu ko jox contrat donc su ko joxee contrat mooy bukki ak ay morom lay àndal rek c'est que ay délinquant la bu seqal donc ni jox ko contrat rakku président dugg ci biir mbir moom en juillet mu créé une entreprise personnelle muy Petrotim Limited bi xam pour Sénégal il l'a créé en juillet 2012 c'est-à-dire que lii de fond en comble tout ce qui a été fait mbiru dëng la li nag mu ngi wax naan montant boobu kenn mënu koo jaay ndax loolu du valeur bi ma koy wax ne kon comprendre lu kon mbir yi nu mu demee parce que en matière de pétrole pétrole dafa bëri xaalis c'est comme en matière de grossesse jigéen ñu koy defalee échographie xam lan moo nekk ci biiram ndax góor loolu jigéen la Macky nekkul moom moo tax ñi xam li nekk ci biir suuf biiru suuf Sénégal jiit na Macky Sall depuis 1974 ñu ngi exploité gaz Sénégal depuis 62 ñu ngi exploité pétrole Sénégal du lu bees man dama gis Sénégal yi dañ leen di nax genre benn goutte xelleegul même Boun Abdallah dégg naa ko mu wax ko c'est pas vrai Sénégal nu tal sax ngajaga bii rek il y a plus de 400 000 barils chaque jour yuy génnee bi nga xam ne Fortesa fa nekk donc dañuy nax Sénégalais yi donc su ñu defee waxuma échographie di nga wàllu suuf pétrole gaz adduna dafa toll fi nga xam ne ci laser ak si ay scanner si satellite xam nañ exactement suufu adduna bi la moo fi nekk xam nañ ko xam nañ suuf bi nga xam ne or la am xam nañ fi nga xam ne pétrole la am xam nañ fi nga xam ne gaz la am entreprise yi bu ñuy ñëw du ñu ñëw pour seet ñuy wax recherche formalité kese la c'est pour prouver li ñu gis par satellite dañoo njort ni fii am na dara gisuñu dara ñaata lañu explorer te gisuñu loolu amatul léegi ak technologie fu muy egg instant mënatul nekk léegi ngay wax donc pour dire que balaa ñoo ñëw mais jamono yi ñuy yor nañu signé les contrat la yor nañu ay satellite yi nga xam ne bay ma yeggal rek xam nañu du point de vue satellitaire lan moo xaw a nekk ci biir suuf si foofu la ñu ñëw ne suñuy demandé duñu ñëw ne jox ma nanga ñu ne jox ma exploration entre tel degré latitude ak tel degré longitude fa laa bëgg seet parce que xam na ni à peu près foofu la nekk les photos satellites sont là lii moom la wax nii boo demee internet sax di nga ko mën a xam donc aujourd'hui xaalis bi koy wax moom loolu ñuy wax ay royalties rek c'est des yuy may nit la c'est-à-dire que yow soo amee droit même en droit yow nga wax doo juriste en droit soo amee un droit entreprise bi xam ne nga ko créé on peut nantir cette entreprise là c'est-à-dire que y a des droits yoo xam ne associés à la propriété ku moom dara fii ñu prévoir fi mun na am 100 milliards na fi génn bu la neexee tey nga ne man kat si 100 milliards war a génn mun naa la ko jox tey waaye yow da nga ma ciy mosal 5 milliards noonu la demee nag Aliou Sall avec avec Frank Timis dañoo def njuuj njaaj bu extraordinaire dañoo jël Sénégal alalu Sénégal ni jël 90% sur les 2 blocs muy Saint-Louis offshore profond ak Kayar ni jël ko jox ko Frank Timis ak Aliou Sall bi nga xam ne dañoo lié wu ñoom ñaar créer benn entreprise bi nga xam ne doom ji moo mag yaay ji ñu jox ko 90% suñu pétrole 10% état Sénégal téye ko Aliou Sall jël 90% yooyu jël 60% jaay ko British Petroleum lii mooy coowu milliards yi ñuy wax British nag daf ko signer signature ne ko fii ba 40 ans ci li ñuy génnee foofu incha allah suñ ko naree génnee na la jox entre 8 à 10 milliards de dollars. Aliou Sall avant loolu Frank Timis fay na ko $25,000 chaque mois pendant 5 ans
parce que dossier moom 5 ans la bëggoon mu nekk. ba pare may na ko ay droits dans son capital d'entreprise à une valeur de 3 millions de dollars. lii c'est des textes yoo xam ne qui sont là. léegi nag coow li mooy pour 40 ans boobu ñu jox ko 10 milliards. dañoo wax ñun ni. Sénégal warul woon sax jox une entreprise bi xam ne amul possibilité exploiter. amul kattan bi. amul matériel bi entreprise bu bees tàkk la parce que rakku président moo ci nekk. xanaa ñoom dañu ko jël sous-traité ko ñeneen. noonu lañ def te dañoo def pour spéculation c'est-à-dire que dama ko rangu rek. xam naa ni mënu ma koo def waaye dama koy rangu. après jaay ko keneen am ci xaalis. mais nag li ñu jaayee keneen nag am ci xaalis boobu. su ko Sénégal jaayoon boppam du dem si poche Aliou Sall. lii mooy wax ji du question de xaalis bu ñu détourné doo ci keesu non demeewul noonu. dañ ko jox benn droit bi nga xam ne. sur notre pétrole. ñoom xam na ni mënuñu ko. amuñu ko. waaye dañ koo jël kese pour mën koo jaayat. kon moom kon daal jot na encaissé bu baax te war a encaissé fii 40 ans ci. 10 milliards. waaw de dollars. 10 milliards dollars ba mu nekkee jamono boobu 600 francs. moo tax gars yi ne woon 6 000 milliards la Aliou Sall encaissé. pour 40 ans. donc lii c'est catastrophique Pape Maguette. c'est catastrophique te mu ngi jot a am. ci début régime Macky Sall. Macky xam bu baax a baax li muy def parce que Macky il n'est pas du n'importe qui ci wàllu pétrole wax dëgg yàlla. donc xam na bu baax li mu def avril. mooy dossier bu mu njëkk defar ba mu njëkkee ñëw IGE njëkk ko mettre pour évaluer Franck Timis IGE waxoon na ko ne Franck Timis man yor naa rapport IGE rapport 2012 ñu doon bañ naan bu ko kenn wax ñun dañ cee wax ba tàyyi parce que ñu yor nañ ko donc waxoon na ne lii baaxul war ñu ko jox il ne suffit ni les capacités techniques ni les capacités financières et puis c'est un délinquant fiscal bi nga xam ne ku ñu xam la Angleterre Macky Sall jël loolu teg ci suuf waa ji nag wëlbati ko ànd ak rakku président pour mën a am ay marché am Sénégal li ñu la ñuy ñaawlu te lii wax dëgg yàlla pour ñun haute trahison la parce que di nga Pape Maguette souveraineté nekkul kese jël sa suuf dagg ko jël ko jox ko kenn la souveraineté elle est aussi économique elle touche aussi nos ressources Macky Sall fekkee ne en connaissance de cause la bàyyi un étranger de connivence avec son frère ni enrichir sur le dos du Sénégalais Macky Sall a trahi le peuple sénégalais et loolu wax dëgg yàlla on a une cour de justice qui s'appelle la HCJ bi xam ne kii doit être compétent ces questions bi pour mën a arrêter Macky Sall ginnaaw ñu demaat ci Ndiong jox ko possibilité mu répondre ci li professeur wax Cheikh Oumar waaw léegi Aliou Sall ginnaaw moom journaliste la man sax gis naa ñu ne après dem na jàngi ci ay mbiri pétrole ak affaire yu mel noonu gis naa ko voilà léegi ginnaaw moom loolu moo doon liggéeyam xëy na toog fii ñun di def li ñuy def wala lu mel noonu léegi Ndiong lan moo ko war a mën a dugal tey ci pétrole ci moment bi nga xamante ne magam nekk na président Sénégal aussi mais bu dee doomi njiitu réew am délit ci moom muy Karim Wade ba ak li ko dal ak li ko génnee Sénégal yépp mais ki nga xam ne rek njiitu réew la kase aussi bu mënee ne ci pétrole bi takk ci répugne comme ça yaakaaroon ne aussi moom itam li ñu koy waxal quelque part il est coupable ci lu mel noonu et puis ñu bëgg ko tabal géeg comme ça 1 an après voilà li professeur wax dégg nga ko baax. professeur li muy wax defe naa ne dafa dugg sama nopp bi génn fële. ah déet waaye pourtant mu mel ne am na solo de. professeur. non ñoom dëkk bi soxal la kenn la nekk di ñoom président mooy soxal dëkk bi soxal la aussi. parce que aussi dama jàpp ni. xanaa Ndiong moom pétrole da cee. professeur xam-xamam da cee màcc ci. lu ci bëri bëri. lu mu wax. mooy que ni pétrole. aussi ci wàllu exploration ak exploitation bi ci diggante boobu. lu ci bëri li ci xew yëpp daf ko tëb. parce que dama jàpp ni tamit li mu wax xel mënu ko nangu. président du seetaan Aliou Sall def li mu def te et puis waxuma dara yi mu ci tudd ci ay milliards. loolu ci wàllu exploration rek. exploration rek laa wax. parce que ñun ba léegi nekkaguñu ci phase exploitation. benn baril pétrole bi ñu fi génnee je pense que c'était sous Thierno Alassane Sall. bi mu nekkee ministre de l'énergie. benn baril boobu lañ fi génnee. di ko saytu. te dans le monde jamono yi gars yi di jënd zone yooyu di ñëw pour exploration bi. jamono yooyu bi ñu fay dem dañu dem par hasard. dañ ci njort rek. dañ ci njort rek parce que am nañu ay traces. ci géej gi. ñu dem foofu di explorer. ñaata compagnie ñoo fi nekk depuis bien longtemps. investir ci seen xaalis. ci ay contrats de partage et d'exploitation. te gisuñu fa dara. donc modernité bi muy wax tey ak satellite yi peut-être xëy na c'est actuel c'est récent mais jamono yooyu ñooñu di jël contrat boobu. fekk loolu amu fa woon. bu ñu jógee ci wàllu woowu damay jàpp ni aussi British am na ci ay intérêt. te itamit CNN bi kii bi mu wax encore BBC bi mu wax. intérêt kan lay défendre. amul compagnie pétrolière yu nekk fi di exploiter te am ay action ci BBC am na
grand média yu mag a mag yi nekk ci monde bi yëpp am nañu des gens qui sont derrière ku nekk nag sa intérêt ngay défendre loolu tamit am na fi c'est pas parce que BBC moo ko wax que ni dëgg la intérêt kan la ñuy défendre kooku tamit il faut pas l'oublier on sait comment ça se passe au niveau de la géopolitique internationale ak aussi ku nekk fu sa intérêt nekk je ne suis pas là pour être l'avocat d'Aliou Sall parce que je ne le connais même pas de nom rek laa gis te tamit je n'ai aucun intérêt à le défendre mais dama jàpp ni li ñu koy accuser def ko il a été employé à comment ça s'appelle encore waa ji employé woon na ko Franck Timis Franck guddi ko kay du Timis sax koy fay salaire loolu lay wax di ko fay $25,000 par mois fan la délit bi nekk c'est pas un délit fan la délit bi c'est pas un délit loolu donc c'est pas un délit il faut pas exagérer sur ça déet parce que gis naa la ngay naan bu koy fay pendant 5 ans ñu def contrat su mais ki dégg loolu viré xam ma jox la benn ki dégg loolu rek su bi ngay wax coupé wu ma la donc laisse-moi continuer li may wax Agritrans waaw ku dégg loolu léegi may ko professeur mu daaneel bu ko defee yow nga kii léegi bismillah sama temps de parole la parce que man effectivement bàyyi mu wax dama lay jox benn kii rek yeggali non moom kay nangul nañu ko ay ci eggal nangu ma la dagg moom daf fay liggéey ñu koy fay salaire am na droit bi donc loolu du scandale léegi nag spéculation yi mu def prospection yi mu def ne dans 10 ans wala loolu moom boo amee ay preuve na ko étaler mu teg ko am nañu seen rapport inspection te Aliou Sall depuis kañ la dugg ci affaire bi est-ce que Macky Sall était président période boobu loolu tamit naka le dire léegi bu loolu weesoo kii c'est un citoyen sénégalais comme tout le monde man tey jii bu ma romb génnoon fii Walf gis des étrangers ñu noué partenariat noué le scandale le président de la République n'est pas un pétrolier donc tout citoyen lambda moom mi professeur bu rencontré woon ñooñu mu liggéey ak ñoom fan la scandale nekk donc loolu daal vraiment laa amoon lu ma ci apporté c'est mu doon lu nga xam ne question pétrole bi man jàpp naa ni liñ ci waroon wax yëpp wax nañ ko ñii nga xam ne ñoo porté woon combat bi ñu leen wooyee pour ñu dem expliquer wu justifier wu la ñoo waaf parce que jël nañu affaire bi médiatiser ko or réellement preuve réellement yi nga xam ne moom la ñu waroon brandir leeral xelu askan bi defuñu ko au contraire dañu ëlëmal xelu askan bi or ma jàpp ni loolu yëpp ay combat la ay combat crypto personnel la aussi ay combat politique la or loolu waruñoo mën a fonctionner noonu parce que c'est pas parce qu'on soutient le régime qu'on n'est pas patriote ñun bu fekkoonte ni leer nañu ne ñoom li ñuy wax dëgg la duñ fi toog di ko défendre pourquoi ñu koy def professeur nga am foo ko bëggoon a daggee. waaw dafa am lu am solo lu mu wax dem ci kan. dafa am lu am solo lu mu wax. nga xam ne encore une fois moo tax ma ne il faut ñu am benn objectivité dans notre discours. que Aliou Sall am liggéey avec des partenaires étrangers. ñu koy fay xaalis n'est absolument pas un délit. lenn peut-être moo si war a mën nekk délit mooy au niveau de la fiscalité est-ce que mu ngi fay impôts yooyu mu am ci loolu mu gagné. je doute que non. waaye ci ginnaaw loolu pétrolier. waaw attends ci ginnaaw aussi loolu au niveau de Petrosen wax nañu ne tant que dégguñu ci phase exploitation yi. du ñu fay ay kii fiscal. non mais Franck Timis. loolu c'est dans le droit et le texte bi nga xam ne xam nañ date yi. xam nañ numéro compte yi. Franck Timis si boom comptabilité am la moom waxuma comptabilité Aliou Sall ni waa dëkk bi. moo wax ni viré na Agritrans. moo wax $250,000. il n'y a pas tey jii may wax nii. kenn génnewul benn papier de virement. wala shift bu wane ni. il y a eu un virement defal naa ngi waxtaan rek xam nga dafa am yi nga xam ne. du pas question de virement damay jox exemple. 15 millions Macky Sall yi à Taïwan. du question de ay nangam ak nangam. xam nga dafa am yi nga xam ne virement day am traçabilité aussi. waaw léegi déglu ma expliquer rek. li ma bëgg wax mooy moom war na ko xam parce que yooyu liggéeyam la. mooy li may wax man mooy. que Aliou Sall travaille pour quelqu'un n'est pas un problème. mais c'est dafa ñaaw. quelqu'un bi nga xam ne sa mag mooy président de la République une entreprise benn waay ji nga xam ne waa ji ñu dàq fu nekk la. condamné nañ ko 2 fois sax pour drogue. pour question de drogue la li ma wax nii c'est son casier. atteewu ma ko ci nag c'est son droit mais damay nit délinquant bu mel noonu liggéeyu ak ton petit frère. ñëw nga signer ko ñaari décret. jox ko ay blocs yi nga xam ne xam nga ni amul mën-mën. ak kattan bu mu ko mën a exploiter. daf ko jël kese pour def surenchère. am ci xaalis.
te xaalis boobu sa réew yow la gënoon yeey ko keneen muy dem si loxo keneen lii mooy le cœur du problème bi nga xam ne moom la collectif citoyen am lu leen metti ci nu Macky traité dossier boobu tout s'est passé entre avril 2012 ak juillet 2012 ñu wax ni Aliou Sall nangam temps bi Macky Sall mooy le président du Sénégal donc dama wax ne lii scandale gënu koo nganda moom wax ne scandale amul si dëkk bi dama ne dëkk bi scandale kese la man su ma waxuma sax xam nga temps yi maa ngi dégg gars yi wax corona naan il faut apprendre à vivre avec le virus mais loolu warul jaaxal Sénégalais loolu waru ñoo jaaxal war nañu koo mën ndax on vit avec un virus plus dangereux que le corona depuis 2012 virus bat na noonu il s'appelle Macky Sall donc virus boobu moo gën a dangereux et pourtant ñu ngi dund ak moom te deewuñu donc wax dëgg yàlla corona bi wax de waru ñoo jaaxal mais pour dire que rek scandale bi noppeegul dossier boobu noonu rapport boobu ce sera déclassifié tôt ou tard Macky Sall dina dem et wax dëgg yàlla lumière sera faite incha allah mbiri dina leer nañ pour ñi nga xam ne ñu ngi dute ba tey kan ci réew mi nga dëkk li fi xew yëpp yaa ngi koy yëg ni ñëpp du ma la laaj ay mbiri pétrole ak yooyu moom du ma la ko laaj waaye li ma lay wax rek mooy boo déggee ñuy wax ay milliards yoo xam ne nii diw luubal na ko diw nagam waxuma Aliou Sall waxuma keneen nag mais lu mel noonu boo ko gisee te yow yaa doon boy sànq di wax liggéey laa bëgg et tout ci réew moo xam ne ndaw ñi ci bari liggéeyuñu moo xam ñaata emploi la mën a jox rek waaye moom li vérité wóor mooy xëy moom problème la ci Sénégal mais yu mel noonu boo ko dee dégg yow lan lay def ci yow. ba en fait bëgguma di wax ci sujet bu ma maîtriser wul carrément mais quand même. damay dellu ci woy bi ma wax léegi rek mooy liggéey. xam nga ñun ay ndaw lañ. te dañuy gis dañuy nekk ci gox yoo xam ne dañuy gis xale bëri na ay nit yi nga xam ne ay jeunes yoo xam ne. ils ont envie. de travailler et que dañu toll âge boo xam ne war nañ mën dara pour mën a yóbbul seeni waajur ñun nag ay artistes leen yoo xam ne dañuy passer message tout à fait message yooyu noonu ñun dañ koy dund maanaam man dund naa loolu ba pare gis naa ñu koy dund loolu rek li ñuy jël di ko partager ak ñi nga xam ne tamit mooy état bi ak ñi nga xam ne war nañ ci mën a def dara xam ne y a beaucoup de jeunes Sénégal yàlla daf ñu jagleel benn affaire boo xam ne mooy que ni jeunes yi macha allah bëri nañ fi mais vraiment d'accord président teg créé na ay emploi yoo xam ne vraiment ñu ngi si teg suñu bët macha allah mais buñ ko gënee mën a yokk tamit vraiment dina gën a am solo milliards ak affaire pétrole bi ak affaire vraiment ay sujet la yoo xam ne man maîtriser wu ma ko bu baax a baax mais daal bëgg naa daal réew boo xam ne daal en tout cas manko day nekk benn xam nga ñu manko nekk benn waxtaan jubóo et je pense que aussi nit duñ ko jiital ba pare ñàkk ko wóolu aussi c'est très important parce que d'accord ñu ñoo fal suñu président ñu ñoo def mais quand même tamit il faut ñu xaw a tolérer yenn affaires yi nga xam ne vraiment voilà ñeneen ñi war a jot ci li nga xam ne mooy ñi war a jot ci lu mel ni comme ay emploi quelque chose ñu mën cee jot parce que am na nu réew am na nu ñuy tàngalee benn façon tàngal boo xam ne ñun rek ñun ñëw di jolle ñun rek ñooy subir les conséquences et c'est très important loolu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax léegi nag ñu ñëw ci seen identité yéen alpulaar yi muy taara waaw bu ko defee bàyyi nga am loo ci def man alpulaar yi moom ku ma ci dara rek damay bëgg taara ndax kiñ ko way muy Cheikh Omar Fouti yu macha allah Dada may se eliman sire ayo tara torodo samangari jaman torodo samangari jaman Cheikh Umaro
jama wande lay lay la la jama wande Madina jama wande lay lay la la jama wande Madina olko wande banyagara Cheikh Oumar Fouti dara corona Seydi Dado lay lay la la lay lay la la lay lay la la lay lay la la ah yeah ah jamma belo wali Cheikh Oumar yi Banyagara jama wande lay lay la la jama wande Madina jama wande lay lay la la jama wande Madina olko wande Banyagara Cheikh Oumar Fouti dara corona Jello Montagata Allah you know ya fu Bawo Jello Madani Atoro do samangari jama Bamu Musalamata ta Ayo God jaga Dara Cheikh Oumar Dara Dara Cheikh Oumar Dara Ayo Dara ye Dara yo Dara macha allah Seydi Diallo Weli. Merci beaucoup macha allah kan de moom ndaanaan la daal ndaanaan la xam nga way moom la waa ji waxoon rek way wax ju ñu sukkar la ndongolo mais li koy sukkar lan la voix parce que poète bi li muy bind moog li ñëpp di bind rek ñoo yem mooy nit ñi di utiliser mais en fait daf koy rabbalantee noo xam ne day wuuteeg ni ko nit ñi jëfandikoo loolu aussi mooy waykat parce que bu doon wax comme ni ñuy waxee ñun ñi rek du am sens mais macha allah artiste bu complet la moom kan Diallo c'est pas parce que nag daf fi nekk moo tax ñu koy wax nañ ko DJ yu waxati ko ndax ñu ngi ko njëkk a découvrir ci live nii mu koy defee simplement ak DJ yu ci bébé Walf bi mu ko invité ma ne ko kii moom vraiment comme man li muy def la un jour viendra bëgg naa ñu def benn affaire mais alhamdulilah bi ko suñu borom sottale tey professeur noo gisee ci ki mu wax waaw man Cheikh Oumar Fouti ndeysaan parce que maa ngi gis sax bi ñu amee ay wax yu ñu wax jëmi ko ci moom nga def ci benn live macha allah moom ki mu wax muy Cheikh Oumar Fouti man sama idole la sama sëriñ la donc di modèle nag en tant que penseur en tant que xalaatkat ci benn projet ouest africain daa bëggoon benn état fédéral ouest africain moom moo njëkk am xalaatu CEDEAO bii ko waa CEDEAO basé sur un modèle théocratique maanaam bëgg sukkandikoo waxi yàlla pour atte doomu aadama yi ndax yàlla kese moo dul jum donc xalaatu Cheikh Oumar Fouti boobu tey la gënaat actuel tey nga xam ne ñu ngi wax waxu monnaie unique CEDEAO ñu ngi wax waxu beaucoup de choses yoo xam ne sur problème bu démocratie am jamono bi ñu toll donc macha allah Cheikh Oumar Foutiyou 797 64 1797 1864 moom itam vraiment am solo ba nga xam ne boo demee Mali sax dañuy yaakaar ne ñoo ko moom nga dem Guinée noonu nga dem Gambie gi noonu ba Sokoto voilà foo mën a dem dañuy yaakaar ne ñoo ko moom kon Sénégal suñu borom defal nañu ay xéwal yoo xamante ne nii macha allah yu yaatoo yaatu la xanaa ñuy rafetal rek lu am solo la ci réew bu ko defee nag ñu pare ci loolu Cheikh Oumar Foutiyou Cheikh Oumar Diagne parce que li wér te wóor mooy mbiri pétrole moom du ngeen ci mën a déggoo waaye bu weesoo loolu nag li nga xam ne nii moom moo feeñ leneen muy lu jëm ci wàllu mbiru orix si kii yooyu kéwali nga xam ne ministre bi jël na ko yóbbu ci parc privé am wax ne way lu yor ndax déet en fait li mu wax man déglu naa mu ne
yoon maye na ñi nga xam ne am nañ fu ñu ko mën a def. te ñu bëgg cee am ñu jox leen ñu dencal état Sénégal bu juree xaw ma ñu séddoog yooyu. waaye conflit d'intérêt monsieur ci nga signé ak sa bopp yow mi nga xam ne yaay ministre bi. jël ay kéwal yóbbu. mu jur coow li mu jur loo xam ne nii dañ ko may Sénégal. son excellence Abdoulaye Wade wax na ni sax dina porter plainte. mais Bokar nga yaakaar ne ministre bi aussi quelque part moom amul ay comportement yu bizarre yoo xam ne à chaque fois daf koy am. gis nañ ko fi mu dem di arroser ay garab ci loo xam ne ni mooy ministre bi toog ci basangam ak yooyu. c'est-à-dire yooyu ngay xam ne en tant que ministre de l'environnement nga yaakaar ne lii mu def tey ak lii mu jur ci wax ak yi mënul woon a ñàkk. waaw ci wàllu comportement aussi c'est vrai que gisoon nañ ko mu lal si jaada taxaw si. waaw di roose ay garab. ak ko rafetluwuñu ko woon tamit. parce que jàpp nañu ne tamit nguur tamit boo ci nekkee war nga ànd ak humilité bu nga toll ni. nga seet bu baax li ngay def. parce que jamono yooyu wane nañu aussi benn agent wu Eaux et Forêts. mu ngi sukk ci suuf. di sotti ndox di arrosé. te mooy seen patron. or jàpp naa ni. tenue boobu kooku sol. mu ëpp valeur dàll yi ministre bi sol. tout à ak fait aussi yëre yi mu soloon. ministre bi nag wax na ay explication ci wàllu oryx yeeg yooyu. waaye man personnellement. convaincre ma. amul lu ma ci wax. waaw convaincre la duñ la laaj nag lu tax ginnaaw ne nga convaincre rek dañ lay bàyyi ak li tax. personnellement mais yow Cheikh Omar professeur. man ci conflit d'intérêt bi laa bëgg nga ñëw. c'est-à-dire dem di signer ak sa bopp. donte xëy na yoon maye na ko gépp nga signer ak sa bopp jël ay kéwal yóbbu ko sa kër. ci loo xamante ne aussi ba nga ko yóbbu tam ci lu kenn yëgul. en fait lëndëmtu gi ci am parce que ci couvre-feu nga ko def. jël lu mat 6 jël yóbbu ci sa parc. et puis yooyu ñuy def di créer ay parc naturel ak. ay xawma nuñ koy waxee ay ranch ay kenn xamul nga xam ne xëy na gëm-gëmu ñeneen la woon quelque part également est-ce que humilité bi ñuy xaar ci ñoom li ma waxoon gouvernance sobre est-ce que ñu mel nii nekkuñu di ko yàqal waaw Pape Maguette pour bondir ci mbir moomu waaw may leeral la ci baati wolof oryx bokkut ak kéwal moom la ñuy wooyee luur d'accord luur ci wolof kon dimbali wala nga ministre bi li mu def Pape Maguette du gulet gis nañ fi DG bu signé contrat ak boppam loué boppam ay oto yoo xam ne moom la ñu dénk oto yi maanaam lii ça devient une pratique récurrente parmi ceux qu'on appelle aujourd'hui dirigeants wu APR yi xam nga le problème mooy boo yoree nguur gis sa bopp ni nguur nga yor ndax Pape Maguette de pouvoir da ngay lu tubaab di wax le pouvoir pour man du nguur xidma la rek buñ la ci tegee da ngaa war a tiit ndax dañ lay yan dañ la sas bu dee gor nga gor nag wax dëgg yàlla mooy am lu muy bañ di am lu muy set bu ko nekkul wax dëgg yàlla dara waru ko donc le contrat bu mu signé ça fait gauche wax dëgg yàlla plus grave encore sa réponse par rapport ak li ko gars yi wax moo gënaat faire gauche il a fait un poste bi nga xam ne ses partisans naan xaw ma la bave du crapaud n'atteint pas xaw ma le vol de la colombe xaw ma lan c'est déplacé et c'est un peu wax dëgg yàlla du teggin daal lii du humilité du teggin ci ñi nga xam ne yow yaa war a liggéeyal donc man cas bii nii cas la bi nga xam ne dama ci am lu ma métti pour beaucoup de raisons yoo xam peut-être jarul ma koy wax en tout cas ce ministre là c'est pas la première fois mu nekk ci il a été à la RTP rapport IGE yi ñi on l'a cité c'est nañ ko lu baax a baax en tant que salaire am ak ci gestes yi mu doon def ci du muy pasar ci nguur gi wax dëgg yàlla dégg naa ni remaniement am na ci semaine bi jot naa ni moom ci ñu war a dem la bokk jot nga ko ay ca bu ñu seet rek ba xam ñu seet rek bu ko defee kon ñu fas yéene dem Serigne Cheikh Tidiane Diop ci suñu photo yi njëkkee ko ak Bokar Njong bu APR Bokar Njong bokk parce que am na différence bu ko defee wan ko photo bu njëkk ñu seet ba xam kan lay doon ak ban appréciation la ci mën a def wala ban impression lay joxe ci jëmm jooju su jàppandee ñu seet ko ñëwaat waaw kii day Moustapha Cissé loolu ñu di ko wax El Pistolero mu bokkoon ci yéen boo gisee jëmm ji c'est-à-dire voilà fii moom photo yi dañ lay woon rek nga commentaire. bon aw ma commentaire bu ma ci def. citoyen sénégalais la. Moustapha Cissé Lo la honorable député Moustapha Cissé Lo. loolu laa ci am lu ma ci wax. xamoo ci moom lenn daal. xam ne nii
posé ma question ma xam parce que man kat. image na ma laaj te président Moustapha Cissé loolu la honorable député la. taxawaay beeg taxawaayam ci réew mi ci seen biir parti wala boog parti bi mu bokkoon noonu comme. bokk na ci premier militant wu président Macky Sall ñu ko accompagner. engagé wu ci ay côté am. loolu laa ci jàpp. léegi nag wàllu li xew ci loolu nga bëgg ñu wax dama ko jàpp ni loolu nga bëgg ñu wax. tey gis nga dàq nañ ko ci parti bi. dégg nañ fi aussi ay saaga. ñu xamante ni ñun rafetluwuñu ko. sunu parti rafetluwu ko. kenn rafetluwu ko. parce que njiitu parti bi kenn xamewu ko saaga. te itamit mérité wul ñu nekk ak moom di saaga. te itamit sénégalais yi mérité wuñu. kilifa yi seen ay saaga nekk di saaga. bu loolu weesoo bu ñu analyser li am jàpp naa ni moom itamit atteindre nañ ko ci honneur am ak ci dignité am. parce que wane nañu beneen député. bu toog ne kii waajuram bu góor. dañu ko tëjoon. ci néeg di ko lépp di ko fekk foofu. ndax xel mi dafa demoon ba dem. ba bi muy gaañu. mu jëmale ko ci kii. kii tontu wala ñu nekk fa di saagante. loolu yëpp ay li yéwén lu ñuy wax la rek lu ñuy ñaawlu la. di ko ñaawlu bu baax a baax parce que réew mi mérité wul loolu te xaaruñu ci kilifa yi aussi ñu nekk fi di saaga. muy wolof Njaay nag dafa ni ku saaga saagawul. ku jottali moo saaga. moo saaga. ñi nga xam ne tamit ñoo dem jël li nga xam ne mooy saaga yi. audio yi dugal ko ci. internet bi. ba ñëpp jot yi ñooñu tamit war nañ leen a seet fan la ñu nekk. pour que ñoom tamit ay daanu dal ci seen kaw. ay daan dal ci seen kaw. parce que lii rafetul. jàpp naa ni tamit tudd nañ ci ki nga xamante ni mooy la première dame. ñu gën ko ñaawlu. parce que ndaw soosu politikul jigéen ju fees dolluwaayam la. nekk ceetu jëkkëram. sénégalais yëpp opposition comme pouvoir ñëpp jàpp ni. ndey ju taxawu askan bi la. ndey ju fees li mu nekk la. soxna su baax la ci jëkkër. d'accord léegi xam naa dina am question ma lay laaj mais nañ jeexal photo yi ba pare bu ko defee Serigne Cheikh Tidiane Diop ñu seet beneen photo pour Bokar Jongo. ABC Aline Badara Cissé. le médiateur de la République. médiateur de la République. dara lu ma ciy wax c'est un membre du parti. un éminent cadre. un grand responsable. kilifa la ci réew mi. daal laa amoon lu may wax ci moom. kon rapidement ñu dem ci Kane Diallo wan ko ñaari photom mu joxe ci kiyam pour Kane Diallo photo bu njëkk bi. waaw mi ngi noonu Baba Mal Baba Bay di Mal. waaw Baba Mal papa la ci man. sama papa la. nee naa Baba Mal du ma koy xoolee comme en tant que artiste moom dama koy xoolee bëtu baay. parce que moom ak sama baay ñoo nekkoon. et que ñu nekkoon ay xarit nekkoon ay doomu ndey sama papa nekkoon manager am. donc voilà sama baay daal ngeen ma présenté ngeen ma wan nii fu mu toll nii waaw. waaw kon daal kat moom xaalisu musique lañ ko ngénte. waaw waaw on peut dire Baba Mal allez-y. waaw man Baba lu ma am lu ma ci wax. moo di que sunu maam lañ ko tuddee. El Hadj Baba Ndiong. c'est tamit mu doon sunu grand frère. baax. mu am yëg-yëg ci nit. c'est tamit un grand panafricaniste. un intellectuel de haut rang. moom waxtaan ak moom je pense que ni richesse bu mag a mag nga ci jëlee. yaa ngi wax léegi Omar Foutiyou Tall. son histoire. sa généalogie. boo demee ci Baba Mal. da nga fay toog da nga fay jëlee xam-xam bu baax a baax. dem ci Thierno Souleymane Baal. l'histoire du Fouta. boo toogee ak moom El Hadj vraiment. c'est un grand artiste. un intellectuel multidimensionnel. parce que tamit côté boobu. bu ñu koy faral di wax. mais il faut reconnaître que c'est un grand monsieur. un grand intellectuel. qui a beaucoup d'idées. macha allah effectivement loolu moom dëgg la parce que passage am Beaux-Arts
suñu benn waajur bu tudd Moussa Wan ci Géejawaay je crois que ñoo fa tase woon muy papa yi Mamadou Wan ñu bokkoon benn classe kon li ngay wax effectivement intellectuel la boo xam ne moom tëbul tëb rek di def moo tax bu kan toogee di def lu mel nii te na Baaba Maal waajuram la day neex a gëm ñu wan kan deuxième photom xool kan la mu commentaire. yaat ndekoor bu seen bis ni tey la fi jóge woon naa. est-ce que kii mooy géwalu Senghor. je pense que Yandé Codou moom kii monument la. ci culture sénégalaise donc suñu maam la. et que mu nekkoon koo xam ne voix bu exceptionnelle la yoroon. voix boo xam ne ñun ba tey nii am na benn duo bu mu def ak Youssou Ndour et man ci boppam parfois me reprendre quelques yi nga xam ne moom lay def. et yal na yàlla suuf sedd ci kawam ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. allahumma amin bu ko defee kon ñu jeexal ci noonu ci photo yi Baye Bokar mu joxe kàddoom ko mujj ñu sant la gërëm lu baax ci teewaay bi macha allah. merci beaucoup kàddu gu mujj mooy d'abord féliciter suñu jeune frère bi ci prestation am. ça nous a beaucoup touché moom mooy tëj quoi. ñaanal mu continuer son avenir c'est vrai que en dehors du plateau yàgg naa lay gis di la déglu aussi te di la encourager ci li nga def di remercier aussi professeur ci émission bi te di la aussi remercier daal laa moon li am nañu mbégte bu baax ñun tam dalal la bu ko defee ñu bàyyi la professeur nga ñaari baat rek par rapport ak ñu doon wax ci tënk rek waaw ci IGE waaw ak rapport yi dafa am ñetti mbir yi nga xam ne ñu ko ci seetlu. waaw te loolu Sénégalais war nañu ko bàyyi xel. bi ci jiitu. muy dans tous les 4 rapports. da ngay seetlu ne ñi nekk au plus haut niveau. de l'administration sénégalaise. moo xam DG ministre wala chef d'agence. ñu ngi jël ay décisions en ignorant foncièrement les lois. moom la IGE chaque fois di fàttali naan telle chose bu la defee da ngeen bàyyi telle loi. loi bi encadré na koo pare. mais da ngeen def lu leen neex. muy benn. ñaar dans tous les 4 rapports. on voit des recommandations yoo xam ne IGE defoon na ko ci yeneen rapport yu jiitu. demaat encore ci bërëb yooyu. defaat encore même rapport day wane ni kon suivi amul. et sanction amul moo tax gars yi kon ne def lu leen neex. ñetteel ba. daf ñuy poser loo question wu. lu tax indexation maanaam lu tax. rapport IGE yi. ñu koy rek jox président République la moo tax mënuñu si am ay jumtukaay yoo xam ne par rapport au parquet wala par rapport ak benn cour bi nga xam ne. mooy saisir directement de ces rapports là. pour topp parce que wax dëgg yàlla. ay milliards ak ay 800 millions 500 millions. benn nit jël ko. di def lu ko neex. su ñu waxu gouvernance bu sérieuse warul am ci réew bi nga xam ne parce que alal dafa fort trop. ñëpp a ko bokk war ñu bàyyi ñeen di ko fooyee. macha allah dinañ ko. moom tamit waxu ci. parce que tamit tout le temps pourquoi aussi li ñuy war a conclure moo di que ni. tout le temps dañuy wax rek rapport IGE mais du ñu wax. ñi ñuy ciblé ñi ñuy indexé. lan lañ wax. loolu tamit dama jàpp ni il faut que ñu ci bàyyi xel bu baax a baax a baax. macha allah effectivement dinañ ko eggalwaat professeur ci beneen anam xam naa tey nag moom soppi professeurs yi merewuñu ma ndax bii passé gars yi dañu ma mere loolu dañ may woo fu ne daam waaye professeur moom du dul wax ne leen naa professeur consultant la quoi. consultant la waaw kon mi ngi noonu professeur du cœur voilà. teel nga ma tegal ma consultant non xam nga tey sa co-débatteur boo ñëwul muy dégg nga daaw dëggay bu kii bu ñu ngi koy nuyu te xam naa du ñàkk dara da ko tee dinañ ko dalal ci yeneen plateau mu joxe kii yam ci noonu nag ñi ngi sant di gërëm bu baax ñi ñu àndaloon ci mbir yi nga xam dafa yaatu ci ne suñ ginnaaw ku ci mel ni Serigne Cheikh Tidiane Diop ma nga fële ci régie bi di ko doxal moom suñu grand frère ba ñu koy réew mi su baax ak ku ci mel ni Serigne Amdi Sidibé ak suñu waa ji Serigne Aliou Keita waaw Pape Gora Gueye suñu doom baay la gisuñu ko tey ñu koy ak suñu frère bii nga xam ne moom macha allah suñu frère bopp la Pape Modou Faye ah duñu fàtte Pape Samb ak seen jinney caméraman yi muy Alaaji Saliou Bey moom dafa tawat waaye ñu ngi koy ñaanal tan bu baax a baax bu ko defee mu dikkaat ci nu mu gën a gaawee waaye Oustaz Assane Diouf le directeur des programmes maa ngi koy gërëm bu baax ci coordination lii ñu ne di ko def ah suñu consultante ba ca congé ba Ndeye Fatou Ndiaye xam naa nday macha allah di ko ñaanal jàmm ak i xéwal nopp lu gu seddoo sedd mu del si waat léegi incha allah ak ñi nga xam ne ñoo fi nekk yépp ci Walf di dégg nga l'administration comme ci mën a doon bu ñu cité rek juum
ak dénk ko le directeur de l'information nga xam ne yim ñu yombalal ci éléments yi nga xam ne teg nañ ko fii Moustapha Diop ñu ngi ko ciy gërëm bu baax ñu bàyyi kon Kane Diallo mu am lu mu tàggoo ñu tëjee ko plateau bi en beauté incha allah. Kay fon ma baby fon ma kay fon ma baby fon ma su ma lay xool be sama xol bi day ne fon ma takk ba terewul xol di gisee la ca nekk mooy jàmm ak salaam lu xel xalaat xol bi yëg ko waaw sama mere may bëgg a jommi di bëgg a dee baby kaay jege ma waay chéri yow bul ma sori waay baby kaay jege ma waay chéri yow yaay sama waay naning yoon na mute mananga momimba boli ngolanga siyoe nakalanga yo bebe nanga ye boli ngolanga siyoe sorry Shiri mi fe ikalo niki matuna nye sawalale kai fon ma baby fon ma sumale xol be sama xol bi day ne fon ma bravo ngeen jëf ba àllarba bii di ñëw ak jàmm incha allah. merci yes. Walfadjri. fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yab seen askan xam leen ne benn patron rek la ñu am mooy le peuple sénégalais. Walfadjri la voix des sans voix. fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yab seen askan xam leen ne benn patron rek la ñu am mooy le peuple sénégalais. Walf TV la voix des sans voix. fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yab seen askan xam leen ne benn patron rek la ñu am mooy le peuple sénégalais. Walfadjri. fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yab seen askan xam leen ne benn patron rek la ñu am mooy le peuple sénégalais. Walf TV la voix des sans voix. fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yab seen askan xam leen ne benn patron rek la ñu am mooy le peuple sénégalais. Walfadjri la voix des sans voix. fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yab seen askan xam leen ne benn patron